asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen émission allo docteur Cheikhou Sakho maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Marie-Josée. nga nekk membre ci coalition pour la santé et l'action sociale ñu gën ko xam ci COSAS docteur Sakho dama lay bàyyi nga nuyonteeg auditeur u Sud FM présenté leen kuréel bi nga fi teewal ñoom ñooy ñan. jërëjëf Marie-Josée maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ngay liggéeyandool fii yëpp Sud FM di leen gërëm ci invitation bi ngeen ma def man nag maa ngi teewal fii COSAS coalition pour la santé et l'action sociale donc moo xam kuréel la boo xam ne ëmb na ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci santé bi. wante itam mu ngi am ëmb ñoo xam ne bu liggéey nekkuñu ci santé bi comme ay médecins wala ay infirmiers ndax ay jàngalekat a ngi ci biir ay journalistes a ngi ci biir ak yeneen profession donc COSAS daal du képp koo xam ne wér-gu-yaram utile na la ci réew mi yaa ngi ci biir donc professeur Abdoul Kane cardiologue mooy président COSAS bi ak Mohamed li mooy secrétaire général. donc suñu itti daal mooy naka la ñuy fexe ba teg suñu santé bi ci yoon ba nga xam ne bépp sénégalais ak fépp foo nekk ci réew mi nga am wér-gu-yaram bu sax dàkk donc nga bañ a tiit ci sa wàllu wér-gu-yaram. soo amee ay gàllankoor ci sa yaram nga mën a faju ci anam yu baax loolu daal moo ñu tax a jóg. jërëjëf docteur Sakho bureau bu coalition bi ngay wax ni di COSAS daje woon na dibéer ñaar fukki fan ci weeru juin doon waxtaane loo xam ne dafa soxal mbas mi ak tolluwaayam defaat ci taxaw seetlu ba ngeen ci jógee nag ngeen fësal ab communiqué ab bataaxal boo xam ne da ngeen ci fësal ab jàmbat boobile mooy ragal lu ñu duppee troisième vague ñetteelu vague fii ci Sénégal ci lan ngeen tënku ci lan ngeen wekku ba di ragal ne xëy na bu ñu deful ndànk ñetteelu vague dina soobu fii ci Sénégal. waaw comme ni nga ko waxee rek loolu mooy sunu liggéey bi ñu tasee dañoo gëstu dañoo xool yëf yi nu muy demee d'abord ñu xool adduna bi ci wàllu santé ci Covid bi naka la demee ñu nemmee ko ci ne am na ay variants yu bees yuy feeñ loolu seetlu nañ ko ci ba pare ñu seetlu ne nit ñiy feebar ci coronavirus bi ñu ngi gën a di yokku ba ci sunu réew ñu ngi commencé depuis fin mai début juin ñu commencé gis ñuy feebar nombre de cas comme ni ñu koy waxee bés bu nekk nombre de tests positifs ak yooyu mu ngi yokk di dem donc loolu moo tax bi ñu ko gëstoo ñu ne attention nañu def nag te itam ñu teg ci ak comportement population bi ndax am na mesure yoo xam ne ñu ngi ko doon def yooyu yëpp gis nañ ne bàyyi nañu ko loolu moo tax ñu ne attention ñu ngi jëm ci loo xam ne suñu moytuwul dinañu indil musiba moo tax ñu ne en tout cas suñu warugar mooy ñu tirer sur la sonnette d'alarme maanaam ñu woote pour xam ne nit ñi kat attention am na luy yor suñu réew. donc loolu mooy suñu warugar et def nañ ko ci bataaxal bi ñu génnee di ko fësal donc taskatu xabaar yi comme say morom ñu bari génne nañ ko. pour wane ne en tout cas lii mooy xalaatu waa COSAS. te loolu itam dànkaafu nañu ci ñëpp dànkaafu nañu ci même kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi dànkaafu nañu opposition bi dànkaafu nañu même population bi ndax comportement yi ñu gis donc loolu nombre de cas yuy yokku loolu moo tax ñu ne attention ñu ngi dugg ci boobu tax ñu ngi wax ne ñu ngi waaj a dugg ci troisième vague. mais fu mu nekk nii ñun dañuy confirmer ne dugg nañu ci vague bi. ndax vague bi du dara mooy que ni bi ñuy da ngay gis comme géej rek lépp normal jékki-jékki rek nga gis kii bi vague bi yéeg mu yéeg ci kaw di kaw ba egg foo xam ne nekku fa musu faa egg wala en tout cas après mu continuer di wéy noonu nombre de cas yi di yokku. donc noonu lañ ko gisee donc bu mu yokkoo noonu noonu la ñuy waxee ne vague bi commencé na sunu objectif nag mooy vague bi réyaay bi maanaam nu muy guddee hauteur bi ak durée bi ñu fexe ba dakkal ko. ba mu gàtt dinañ ci ñëwaat pour waxtaanee lan mooy pexe yi ngeen di proposer ba vague bi ngeen jàpp ne dugg nañu ci troisième vague ñu daal di ko dakkal. gis nañu ne ci weeru février lancé woon nañu campagne de vaccination. te campagne boobee mbëbëtam moo nekkoon randal feebar bi te it aar askan wi ba duñu duggaat ci troisième vague. lan moo mën a expliquer kon ci troisième vague bi ñu nekk donte nit ñi ñu ngi doon ñàkku xëy na li ñu doon mbëbët àggaguñu
fa waaye lan moo koy gën a expliquer est-ce que amul tuuti paradoxe wala nu mu fa demee. amul paradoxe parce que soo jàngatee lu suñu réew mi nu mu doxee. di nga xam ne conditions yëpp daje nañu pour que ñu bañ a en tout cas mën a dëkku mbas mi su ñëwee dafa naroon indi vague ndax lu ñu seetlu sunu concitoyens yi ñu ci bare daanaka bàyyi nañu mesures yi ñu doon wax. geste barrière yi maanaam sol masque mi. am na bërëb yu bare boo xam ne nit ñi dañ fay tase su ngeen fa tasee soo xoolee ñuy sol masque barewuñu ñu bare solatuñu masque wala suñu amee masque sax dañ koy def ci suufu sikkim bi wala duñ ko sonn wala ñu ngi ko yor ci seen poche donc loolu firndeel na ko ak fépp foo dem su ma jëlee soo demee ci jàkka yi ci jumaa yi soo duggee foofu di nga gis ñoo xam ne ñuy sol masque ñoo gën a néew ñu dul sol masque loolu benn la. soo demee ci marché itam nit ñi solatuñu masque ci biir transport yi solatuñu masque donc loolu ku ko xool di nga xam ne attention di nga ne xam ne am na loo xam ne bàyyi nañu ko te loolu baaxul. leneen li mooy distanciation physique bi ñu doon wax sax daf jafe na am wante am na lu ñu bàyyi woon mooy joxante loxo bi. commencé waat nañ ko da ngay gis sax ñu julli ba pare damay jël ci jàkka yi ñëpp jóg di joxante loxo di nuyoonte di kii donc loolu itam su ko ku ko gis di nga xam ne ñu ngi exposé suñu bopp ci affaire mbas mi. gel yi même jaaykat yi ci ñuy jaay ci gel yi nee nañu en tout cas gis nañu ne kenn jëndatul gel dootuñ ko jëfandikoo. wala raxasu loxo itam wàññi nañ ko donc loolu mooy comportement yoo xam ne vraiment ñu ngi ko doon gis ci suñu population bi ba ñu teg ko ci yoon mais bàyyi nañ ko loolu benn fànn la. beneen fànn bi dañoo gis ne nit ñi commencé nañu regroupement yi. ndaje yi dama koy tàmbalee ci kilifay réew mi ñoom ñoo commencé. way politique yi voilà way politique yi. di dajale seen i nit ñu def ay mbooloo yu rëy ñiy sol masque am na ñu sol masque am na ñu dul sol masque donc ñu commencé waat dem def comportement yooyu ci contexte bi ñu nekk. loolu ñun bi ñu ko jàngatee bi ñu ko gisee la ñu ne attention li ñu fu ñu jëm baaxul. donc loolu yëpp bi ñu suñu jàngat ñuy jàng kii ñu seen xel màcc jëm ci santé publique. su ñu gisee en contexte d'épidémie pandémie yenn comportement yi nit ñi am ko dañuy daal di ne attention ñu ngi en tout cas nous sommes dans une situation boo xam ne risque la. pour suñu réew. donc loolu tam gis nañ ko bon sans compter yeneen événements yi xew nga xam ne day am ay mbooloo yu bëri donc respecté tuñu mesures yu bëri donc kenn surveillé tuñ ko donc loolu moo tax bi ñu xoolee waa COSAS suñu bureau bi. ñu daal di ne attention nañu tirer sur la sonnette d'alarme ndax loolu mooy suñu warugar waruñoo xaar ba yëf yi di ëpp loxo. ndax ku ko gis soo xoolee ci àdduna bi nu mu demee variants yi bees yi génn nañ ci wax ñoo gën a seen nu ñuy wàllee moo gën a gaaw réew ci réew yu bare bi ñu demee foofu ay Brésil ay Inde ay Afrique du Sud ñëpp gis nañ ne ci ay fan ay kii yu néew diir yu néew. variant yooyu jàpp nañu ay nit ñu bari yoo xam ne bu nga xam ne ëpp na leen loxo te loolu su amee ci réew rek réew mi ay système de santé am dootu ko mën a dugg donc loolu day daal di indi ay musiba. donc loolu la ñu wax ne il faut que ñu wax ci balaa en tout cas ñuy nekk ci situation réew yooyu. donc loolu moo tax suñu bureau bi daal di ne en tout cas nañu wax ci problème bi. waaw balaa ñuy ubbi antenne bi pour auditeurs yi woote ci 77 097 74 00 wala 88 628 98 98 docteur Sakho ci wàllu ñàkk wi lim yu mujj génn ñu ngi doon wane ne ci téeméeri nit yoo jël ci ñi nga xam ne ñoom la ñu ciblé pour ñu ñàkku ñaar dong ñoo jotagum seen vaccination maanaam seen ñaari dose te ci ñooña tamit ci téeméeri nit yooyu juróom akas lëf rek ñoo jotagum seen benn dose
maanaam ñu ngi xaar seen ñaareelu dose te ci jamono ji xam nañ ne am na rupture ci wàllu dose u AstraZeneca est-ce que loolu yëpp yéen ban jàngat ngeen ci am surtout ci lu soxal campagne de vaccination bi. exactement statistique bi ni nga ko génnee noonu la ko kilifa yi génnee donc comité national de gestion des épidémies mi nga xam ne directeur général de la santé moo ko jiite effectivement dëggal na loolu statistiques yi nga génne problème bi mooy am na problème vaccination bi ñuy tàmbalee vaccination contre Covid dafa am ay rumeurs yu bare ay wax yu bari génn nañ ci fausse rumeur yoo xam ne teguwul ci dara. teguwul ci xam-xam donc fu xam-xam toll. te dégluñu tam xam nga ne ñu nekk ci réseaux sociaux yi ak yooyu ñoom mën nañoo tasaare mu gaaw information bi ñëpp jot ci fekk sax du information bu dëggu donc loolu tam nekk na gàllankoor bu rëy ci affaire sensibilisation pour vaccination bi là il faut que ñu wax ko loolu tam gàllankoor na lu rëy ndax changement comportement pour nit ñi adopté benn comportement dafa laaj ay liggéey yu bëri. mais su dee ñii dañuy suul ñii di gas dina jafe ñu am résultat. te loolu moo xew ci affaire vaccination bi. loolu benn la ñaareel bi mooy adduna bi nu mu tëddee gis nga bi vaccination bi ñu ne am nañu ay vaccin yu efficace contre Covid réew yi am doole yi dañ ko jiiroo donc dañ ko jiiroo ñu daal di tëj. ne duñu ko jox réew africain yi tant que ñoom amaguñu ko donc dañ ko jiiroo donc téye ko ci seen réew yi ngir di ñàkku il a fallu que sunu njiitu réew yi Afrique yi ñu am initiative COVAX bi ñuy wax pour que ñoom tam ñu dajaloo pour mun a am tuuti ci même loolu lu tuuti la loo xam ne mën na faj aajo yi suñu réew yi donc loolu jàngat boobu tam lu am solo la loo xam ne il faut que ñu def ko moo tax lu ñu am ci dose doyuñu bon maa ngi dégg ñuy wax ne dinañu am ci fan yi di ñëw ay 8 millions de doses pour que ñu mën a vacciner suñu population bi mais nañu il faut que ñu xaar seen tànk tubéy pour taxaw ci ndax dina doon lu jafe parce que xëccoo la ci adduna bi donc loolu vraiment il faut que ñu wax ko parce que ñun dinaa ci egg dans les solutions dañu dépendre trop ci bitim réew dañu dépendre trop lépp lu ñu kii ci Afrique dañu dépendre trop ci bitim réew donc ñoom su lu leen neex noonu la yëf yi di doxee donc il faut que loolu il faut xëy na ci mujjanteelu wax ji ci recommandation yi ñuy def dinañ ci egg donc il faut que ñu am suñu indépendance ci yenn fànn yi ndax am nañu ay scientifique yu xarañ ñoo xam ne mun nañoo liggéey mun nañoo gëstu mun nañoo def ay recherche ba trouver ay vaccin wala ay test mais il faut que ñu jox leen lu ñu mën a liggéey. donc loolu lu am solo la dinañ ci ñëw. kon nag docteur Sakho dañuy ubbi antenne bi auditeurs yi nga xam ne am nañu laaj wala bëgg joxe contribution ci 77 097 74 00 ma leen di fàttali ne yow membre nga ci COSAS di coalition pour la santé et l'action sociale li ñuy waxtaanee mooy li ñuy laam-laamee ndax Sénégal dugg na ci 3e vague wala déet nu ñuy def ba aar nit ñi ba dakkal wàllante gi ñu jël suñu premier auditeur asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. ñu maa ngi lay ziar sëñ bi. Rosalie. maa ngi nuyu bu baax di la ziar. maa ngi lay fay bu baax Touré. El Hadj Touré Yora. maa ngi nuyu ci invité boobu. ñu lay fay. di rafetlu bu baax émission bi. jërëjëf. di nuyu bu baax soxna Moussa Tidiane ak Tontoli. ak Mouhamed Lamine Thiam Malicounda Mour. man sama kii ci docteur mooy. dañuy ni ngi laam-laamee 3e vague danañuy wàll di ñëw ndey mbind bi mu ngi rassembler ay nit di def ay tournée comme ça loolu moom docteur moom lu ko gisee politiciens yi daal moom mooy côté pouvoir bi mooy côté position bi ñoom ñu ngi rassembler ay nit comme ça ñuy def seen politique comme ça que ñu ngi dajale ay nit te dégg na feebar bi dajale ay nit rek lay bañ te vaccination bi nit ñi nangoon vacciné wu parce que du vacciné wu ay 500 000 personnes xaw ma la nit ñi mën na motugal sax 1%. loolu tamit problème la léegi moom docteur moom nan la gisee nii comme ça léegi 3e vague bu ñeen naa ni day ñëw day waaj ñëw nit ñi lañuy def bu fagaru parce que nit ñi dañ ko nekk ni kenn solutul masque benn kenn respecté tul dara gis nga fan man
avant corona bi ñëw man du ma faral di joxe loxo man naka jekk du ma faral di joxe loxo. waaw te encore man toujours man suma doom bu demee bu ñëw dama koy naan dama doxal man naka jekk moom même avant corona man noonu rek laa ko joxle bu léegi ni noonu lay doxalee. parce que loolu toujours nit da ko war a respecté cet moom nit da ko war a respecté pour toujours. bon man nag ma ni docteur daal vraiment na artu na docteur yi de parce que docteur sénégalais yi ñoom ñëpp moom adduna bi yëpp rafetlu doxalin suñu docteur yi. adduna bi yëpp la ko rafetlu donc ñoom tamit encore nañu ressembler nit ñi comme ça ñu wax côté pouvoir bi ñu tax ko opposition bi comme ça ñu may nit ñi jàmm comme ça ci rassemblement ba ñuy dajale bi parce que mënutoo teree xew-xew diine yi am parce que moom mu ngi rassemblé ay nit mënutoo ko tere. te loolu day indi feebar bi léegi nag toujours il faut que docteur yi wax ci ñoom ñëpp ñu taxaw wax ci parce que coono bi tamit encore def naa ni bu ñuy sonn tamit encore malade yi danañ sonn mais docteur yi tamit encore danañ gën sonn. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. jërëjëf El Hadj Touré ca Yaraax ñu seetaat ci 77 097 74 00 wala 88 628 98 98 li ñuy waxtaanee di mbas mi ak li ñuy yëgle di ñetteelu vague fii ci Sénégal coowal vaccination yi nga xam ne am na yoo xam ne tàmbali naa manqué mooy AstraZeneca ba ñu bëgg def seen deuxième dose ci jamono ji antubul ñu jël leneen ci auditeur asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar. maa ngi lay ziar soxna Rosalie Mohamed Thiam Malicounda Mbour. waa kay Thiam. waaw di gërëm Sud FM l'ordre national médecin Val d'Afrique. jërëjëf. di nuyu sa invité boobu di ko gërëm. di leen félicité ci seen 27e anniversaire bi yal na yàlla bàyyi leen fi ngeen gën a yàgg. amiin amiin. continuer liggéey bi macha allah yal na yàlla fay leen. amiin yaa rabbi. waaw man li may wax daal ci coronavirus bi. ñaari ensemble ñoo fi constant depuis ba mu ñëwee ba léegi muy les agents médicaux docteurs yeeg ñu àndal. ak sëñ Aboubacar Sy xalif général des Tidianes. ñoom buñ leen toppoon corona jeex na fi bu yàgg mais bu dul ñooñu amul keneen dañuy tooñ politiciens yi kii borom màggal yi borom gàmm yi kenn du leen wax wala dañ leen ragal a wax ñoom ñu ëpp ful ñoom ay 4 millions la ñuy waxee 5 millions te kenn ñemewul wax dëkk bi kenn takkatul masque biir oto yi kenn takk masque nit koo gis mu takk masque rek police la jëm wala banque wala foo xam ne boo takkul masque doo fa dugg. même jàkka yi ñun suñu jumaa ji man maa fay takk masque ak beneen nit jeex na man maa yóbbu sama sijaada maa yóbbu kii te boo julli ba pare dañ lay nuyu par force mënoo si dara waaw man daal suñu dëkk bi communication bu ko kenn wax boo waxee ñu la ay communication. nit ñi communiqué nañu lu ñu mën man daal lu ma si gis mooy. même vaccination bi man def naa sama première dose le 23 bi passé laa waroon def sama deuxième dose ma woote pour dem ñu ne ma naa xaar parce que. dafa am rupture. loolu tamit c'est pas normal ñu vacciné ne dans 3 mois waaw après rupture après léegi est-ce que vaccination bi njëkkoon def est-ce que dina baax ñun comme Johnson & Johnson benn dose rek la ñun pays pauvres yi boobu la ñu waroon jël. ñun man daal suñu dëkk bi man daal découragé naa de. su ma mënoon nekk Burkina bi wala leneen sax ma sens parce que moom Sénégal du ñu dem. il faut se dire la vérité du ñu dem. waaw ma leen gërëm di leen sant wa salaam. jërëjëf Thiam bu Malicounda ci constat yi mu def docteur Sakho dinañ ci dellu si waat dañu jéem a seetaat beneen auditeur bu am question wala. participation contribution ci li nga xam ne moom nga doon développé sànq yaa ngi doon wax ci mbirum variant yi mais damay bëgg nga gën a expliquer parce que dañuy dégg souvent variant am na ñoo xam ne comprendre ñu lan moo tax ñuy wax variant lu tax ñuy wax variant britannique lu tax ñuy wax variant indien wala sud-africain docteur Sakho boo ñu mënee expliquer loolu en attendant ñuy jël beneen auditeur. waaw jërëjëf Marie Rosalie li ma bëgg a wax ci variant yi. dinaa ñëw ci tontu ñi intervenir léegi di leen gërëm xam nga virus ñu jàng virologie dañu xam ne virus dafa bare lu muy changer dafa yomb lu muy changer dafa yomb ndax génome moom dafay am ay changement ci ni nu mu bindoo day am changement ci nu mu bindoo donc loolu moo tax su changer rek
nu mu enchaîné woon noonu génome bi nu mu enchaîné soo amee changement ci loolu rek lu day indi beneen variant bi nag mun na doon variant boo xam ne gënul ci virus bi ndax variant boo xam ne day gaaw a dee. du kii mun na nekk variant boo xam ne moo gën ci virus bi ndax mun na adapté wu ci nit ki wala mu jóge ci nit ki wala mu jóge ci mala bi ñëw ci nit ki donc mun na changer dem ci beneen. nekk bu gën a dëgër. ñu jël auditeur bi wéy ci explication yi asalaamaaleykum. maasalaam Aji Rosalie Ndiaye. kay barka. Marie Rosalie Ndiaye yow moom ministre de la santé des auditeurs du Sud FM mooy yow waaw vraiment yéen moom da ngeen a wax ba sonn. Ndeysaan waa ji mu ngi dugg ci domaine bu garaaw yaa ngi ko ciy génne. Ndeysaan Sud FM bu ñu invité nit duñu bëgg koo sax faqastal. dëgg la. waaw ndax seen professionnalisme. jërëjëf. waaw fi mu jóge nag ñu wax dëgg yàlla ñoom ñëpp xam nañ ko seen kilifa moo juum rek te dafa am ñoo xam ne mënuñoo wax ak seen kilifa. mais ñoom 3e vague bi avant président di dem ñoom ñu ngi ko doon annoncé di ko ruubandaat. tey président waroon na jox cër médecin yi ne leen ndax man mën naa dem def sama tournée économique te kay laaj moomu docteur ndax vaccin yi waxuñu fi woon dafa bari ba ñu may ci Gambie ou pas waaw loolu ma koy laaj docteur quoi ndax def naa déggoon naa ni vaccin yi daf fee bari ba ñu may Gambie te ñun ñi amoon première dose amaguñu 2e te corona bi ni ñu ko doxalee vraiment Marie Rosalie bu dul Sud FM mi kenn du ko gëm man li ma ci jot a gëm askum néew Sud FM bu ko waxul woon du ma ko gëm mais du ñu dem ba ci biir seeni techniciens yu nekk foofu Sud FM jël ay thermoflash joxe ci mën naa citer li Sud FM def ci corona bi am na ñoo xamante ni ñooñu ko gën a yay fopp te defuñu ko ci en commençant par ministre de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr waaw moom mënoon naa démissionner bu yàgg. mais fii dafay loolu réew moo xam ne danoo xamul démission mais vraiment Marie Rosalie ñun de Sénégalais gaw ma li ñu gëme woon corona bi bu njëkk ak nii ñu waxaate jaru sax ñu siy def benn communiqué ñeen wax ngeen ko si créole si laa xamee ne Odile sax kii la Guinée Bissau la du wax ngeen ko séeréer si laa xam ne sax Birahim Ndiaye non dafa doy waar quoi lu nekk wax ngeen ko si français débat lu nekk tey bu ñu jógee bay waa Louga di dee man waxuma kenn ku dul président il est le responsable Louga képp ku fa dee ci corona te fan yi mag ñi rek gis nga tàgge tey Sud FM tey gëjoon na fi maa ngi jéggalu bu baax di gërëm seen techniciens yi Baye Omar Gueye sans garde corps ak ñëpp ak ñoom Ibou Ngode Mbengue ñëpp tout le monde merci beaucoup. jërëjëf Barka donc docteur Sakho ma bàyyi la nga wéy ci explication yi. ci nga doon mujj wax mooy virus dafay bëri soppeeku. mën na soppeeku ci anam boo xam ne du ko arrangé da koy néewal doole. wala mu soppeeku doon variant boo xam ne da koy gën a dëgëral mu gën a virulent. ma bàyyi la nga wéy ci loolu. exactement donc su changé su soppeekoo mun na jël ñaari anam yooyu. donc lu indi ñuy wax variant indien et tout mooy que foofu lañ ko njëkk a gis. ok te loolu sax OMS nee na pour ñu bañ a stigmatisation. ñu bañ ñu stigmatiser ay réew. léegi ay variant alpha. bêta gamma lambda la ñuy wax. donc loolu moo tax léegi da ngeen gis ne dañuy wax de moins en moins variant di tudd turu réew donc dañ koy changer te loolu yone na maana donc lu ñu seetlu ci variant yi nga xam ne moo gën a tiital adduna bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy gën a gaaw a wàlle ba pare ñoo gën a soxor nga xam ne dañuy lu ñuy faat ci ay nit dafa bare te itam lu ñu seetlu ci variant yi mooy xam nga bi corona bi bu njëkk ñëw bu jógee Chine mag ñi la ñu doon wax ay 60 ans jëm kaw mais puis gëstu bi ñuy def léegi. mooy 58% ci ñu am ci cas yi ci kii mooy ñu am 18 ans ba 45 ans. te ñoo xam ne amuñu sax comorbidité. mu ngoog ñoo xam ne sax donc ça veut dire que variant yi ñoo gën a soxor te bàyyiñu sax xale yi. maanaam virus bi dafa gën a am doole gën a soxor. exactement donc loolu mooy problème mu variant mais waxtaan bi il faut que ñu indi ko. am na je crois que El Hadj Touré moo ko wax mooy lan la ñu war a def je crois que loolu am solo la
lan la ñu war a def. Je crois que ñun ñëpp dañu war a toog ne par rapport ak situation bi am ni lan la ñu war a def ku ci nekk. Je crois que am na El Hadj Touré wax na ko ak ki fi jógee léegi. wax na ko nee nañu masque bi effectivement même démb na dégg nañu kilifa yi ñuy wax ne nañu sol masque effectivement masque bi ku sol masque da ngay protéger sa bopp protéger sa nawle surtout su ngeen nekkee ci ay bërëb yoo xam ne nit ñi dañoo dankaloo dañoo jege yow ba ëpp donc ku soo solee masque da ngay protéger sa bopp protéger ki nekk sa wet donc loolu docteur yu bëri def nañ ci ay gëstu yu bëri génne nañ ko wax nañ ci SNEIPS service national de l'éducation pour la santé wax na ci donc masque bi njëriñam kenn laam-laamewutu ko donc lu am njëriñ la donc ku ci nekk nañu delluwaat suñu xel yi ñu jël masque xam nañu ne léegi dafa tàng su mun nga masque bi mun na laa gêner ak yooyu wante sooy dem ci bërëb boo xam ne nga xam ne ay nit yaa ngi da ngeen di nekk ci ay bërëb bu bare foofu. comme bus yeeg marché yeeg jàkkay jumaa yeeg yeneen yi nañu sol masque donc loolu lu am solo la beneen mesure bi mooy nañu lu ñu amoon ci ay habitude di raxas suñu loxo yi di utiliser ay gel hydroalcoolique nañ ko utiliser donc loolu itam. lu am solo ku ci nekk da nga war a xool sa kër itam comme ni ko kii génne fi léegi wax mu ne su ay doomam di dugg kër yi dañ ne raxas leen suñu jógee école ñu ñëw wala El Hadj Touré mu ne raxas leen seen loxo yi loolu yëpp ay comportement yu baax la wante loolu yëpp dafa am stratégie moo ko war a laal jël ay policier kenn du mënul jël policier teg ko ci ginnaaw Sénégalais bu nekk wante ci communauté bi mun nañu organiser wu su ma jëlee par exemple su dee seen kër gi këru liggéeykaay bii wala beneen këru liggéeykaay ci biir transport yi mais coxeur rek yooyu mun nañu organiser wu bu ne benn client du dugg ci biir oto bi te solul masque loolu communauté bi moo koy réguler ci buntu jàkka yi ci buntu église yi mais mun nañu organiser wu de telle sorte que ku fay ñëw dañ lay jox gel nga def ko sa loxo ba pare ñu ne la solal masque nga sol ko donc loolu il faut que ci marché yi. kuy ñëw marché di dugg commerçant yi mun nañoo organiser wu de telle sorte que képp ku fay ñëw di nga sol masque donc communauté bi la ñu mën a teg ci kanam responsabiliser communauté bi te loolu du lu bees ci Sénégal. Docteur Sakho dagguma la waaye bu ñu dégloo intervention Thiam bu Malicounda. nee na fu mu nekk nii jaratul benn communication parce que lépp lu ñu waroon communiquer def nañ ko ci première vague def ko ci deuxième vague est-ce que li ngay wax nii ñu jiital communauté bi wax leen ñu organiser wu est-ce que yaakaar nga ne buñ leen ci woowee dinañ ci wuyu ak fi ñu jóge yëpp. man gëm naa ne dinañ ci wuyu parce que nu ñu gisee Covid bi di am doole commencé di dem. parce que ñun ñëpp kenn bëggul ñuy gaañu nii maa ngi jaal ñëpp képp ku gaañu di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana mais neexul kenn suñu ay mbokk ñooy gaañu donc su dee ñun comme am nañu xel boo xam ne il faut que ñu aar suñu mbokk yi je crois que dinañu mën a organiser wu wante nag d'accord naa ak ki mujj wax nii xaw ma Barka il faut que ñu jiite ñu wane exemple bi maa ngi koy wax ne docteur yi en tout cas ñu nekk ci bopp ministère de la santé médecins yi nekk ci hôpitaux yeeg yooyu ragaluñu ñoom seen profession la donc ñoom suñuy wax si wàllu scientifique la ñuy wax muy président bi muy keneen ak keneen suñu lay waxal ñoom dañuy wax lu science wax donc loolu ñoom amuñu dara lu ñuy ragal donc amuñu dara lu ñuy ragal ak di wax président ne du kii président itam dafa war a déglu professionnel de la santé yi ndax affaire bi problème mu santé la. su waree def leneen jël ay mesures dafa war a woo waa santé mu déglu leen spécial ñun am nañu ay spécialistes yu xarañ ñoo xam ne adduna fépp dañ leen di woo ñuy dem di joxe seen xalaat foofu na leen woo ne leen man bëgg naa def lii lan ngeen ci xalaat ñu ànd ci ak ministère de la santé ñu xalaat ci ñu ne leen suñu stratégie bi nii la loolu moo am solo il faut que ñu déglu wante bu ñu topp rek ne politique bi jóg na ñun ñëpp ñu riirandoo topp politique bi ak yooyu bu boobaa dañ ko rëccu donc loolu il faut que ñu wax ko donc ñun ragaluñu wax président ne li nga war a def il faut nga diisoo ak corps de la santé su dul loolu dañuy am ay regret ndax ñëpp d'accord nañu ne koom-koom bi ñu génnee ci première vague bi
amatuñu koom-koom boobu. ku ne woon Sénégal bi lu génn 300 et quelques milliards yu génn ci réew mi pour dimbale nit ñi ci Covid bi suñu nee nañ ko génnewaat ci suñu budget dafay jafe. donc loolu moo tax ñu war a déglu ñoo xam ne professeur ñu seen xel màcc jëm ci wàllu Covid bi donc loolu lu am solo la. am na leneen lu mu kii problème rupture bi wax nañ ko je crois que décision bi njiit yi jëloon bi ñu amee sunu première dotation. ñu jox ci waa Gambie loolu affaire njiit yi la affaire comment dirais-je coopération internationale entre réew ak réew te temps yooyu dafa am lu ñu ciblé woon par rapport ak ñoo xam ne ñoo am comorbidité ak ñoo xam ne am nañu yenn âge yi ñu ne mun nañ leen jox première dose bi donc balaa loolu jeex beneen kii bi ñu am beneen dotation wante adduna bi dafa jaxasoo yëf yi yëmbul noonu et nit mun nga planifier nga mën naa def lii parce que yow defaroo ko tant que defaruñu ko dinañ ci ñëw ci mesures yi ñu war a def tant que defaroo dara doo xam ne du yaa ko maîtriser marché international la te marché bi ñëpp a ciy dem di fi jëndi am na ñoo xam ne ñoo la ëpp doole fuuf donc loolu mun na fausser sa bilan mun na fausser sa calcul donc loolu il faut que ñu sóoraale ko moo tax tey ji effectivement il faut que ñu reconnaître que am na ay nit yoo xam ne tey ji waroon nañu jël seen deuxième dose mënuñu koo jël dañ koy reconnaître xam nga soo bëggee saafara dara doo nekk fi di nëbb ay affaire da ngay ne effectivement lii am na joxe solution nga def diagnostic bi nga soog a ne en tout cas solution bii laa ci mën a dem dégg naa directeur de la prévention docteur Mamadou Ndiaye mu wax ne effectivement ñu Sénégal mu ngi fexe bu ñu am 8 millions de doses pour que ñu mën a vacciner continuer suñu vaccination yi mais dañuy reconnaître ne que tey jii jafe-jafe am na. ñu bëri dem nañu ci structure yi ñu dëppu. te amuñu seen vaccin. démb sax coordonnateur bu programme élargi de vaccination mu ngi ko doon dëggal di wax ne rupture bi gis nañ ko plus ci Dakar Saint-Louis Ziguinchor ndax ñu bëri mënuñu jot ci seen deuxième dose vaccin bi di AstraZeneca di expliquer li ko waral ndax Inde ci ayubés yi ñu génn vague bu mag tamit moo leen daaneel ba fu mu ne nii nee nañu ñoom tant que xeexuñu feebar bi seen dëkk du ñu exporter. maanaam du ñu maye. donc banaa ngaa laax jaay laax lekk. loolu moo lay donc mu ngi expliquer aussi que ñi nga xam ne seen diiru 3 mois ñetti weer yi leen waxoon ñu toog xaar pour def seen deuxième dose bu àpp bi jotee ñu war a toogaat mën nañu toogaat quelques semaines door ko def du yàq dara ci schéma vaccinal bi donc ci côté boobu laa bëgg nga rassurer ñi nga xam ne xëy na stressé nañu parce que mënuñu jot seen deuxième dose. exactement li ma bëgg a wax d'abord mooy que ni dañu war a xam ne am nañu ay nit yu xarañ te ay nit yu dëggu ci sunu santé système de santé bi moo tax jéemuñoo nëbb dara soo gisee comité national de gestion des épidémies ñëpp a ci bokk. ñëpp a ngi ci biir ku bëgg mën nga connecté wu déglu lu ñuy wax jéemuñoo nëbbu dara moo tax dañuy waxante dëgg donc loolu moo tax ki yore PEV bi wax ne effectivement y a des difficultés mais c'est ça. il faut reconnaître nit ku responsable loolu ngay def da ngay reconnaître ne lii am na wante maa ngi fexe ay kii parce que nit rek la mën a doon yàlla moo mën a def lépp mu mat sëkk nga xam ne kenn mënu cee dindi dara du ci soppeeku wante en tant que nit il faut que mu am lu ci sooxe. donc loolu kii mais ñu ngi dalal xelu ñi nga xam ne dem nañu amuñ jotuñoo jot seen dose yi métti na ga parce que déjà déplacement bi rek. ak yooyu loolu kii na ñu ngi jéggalu seen kanam ñun en tout cas au nom professionnel de santé yëpp ñëpp su ma nee professionnel de santé bàyyiwuma kenn parce que même journaliste boo xam ne day def émission santé ci santé lay bokk loolu mooy système de santé parce que c'est un tout xam nañu ne am na ay jafe-jafe wante loolu mën nañu toog ay diir encore te du wàññi dara ci seen kii vaccination du parce que am nañu vacciné wu nañu am nañu anticorps yi protégé wu nañu donc mën nañu xaarandi encore ba doses yi ñëw lu ñu wax mu dugg suñu réew ñu mun leen a vacciner ci ay anam yu baax. te njiit yi ñu ngi ciy liggéey man gëm naa loolu ne ñu ngi ciy liggéey pour kii. et pour wax ne bon c'est vrai nee nañu mënuñoo dugal les 300 milliards yu njëkk yi mais soo xoolee loi de finances rectificative bi ñu am
40 milliards la ñu yokkal ministère de la santé pour affaire vaccination yi. pour di xeex Covid bi. loolu tam il faut que ñu reconnaître su dara amee ñu ne lii baax na wante su ñu defee lu safaan ba ñu ne lii baaxul nañ ko changer. voilà ñu jël auditeur bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar mbokk mi. madame na nga def. maa ngi sant alhamdulilah noo tudd wala fooy wootee. ñu ngi lay wootee fii si Kaolack. ñu ngi lay déglu. waaw man la Mamadou Ba. waaw ñu ngi sant gërëm docteur ci leeral yi muy leeral moom. jërëjëf. waaye dafa am lenn loo xam ne mu ngi ci biir. gis nga affaire yi nga ni feebar bii. gis nga nit ñi si seen bopp. dëgër nañ dëgër bopp boo xam ne pour nga teg leen ci yoon dafay jafe. yow da ngay takk sa masque ñu ci biirum nit yor sa masque ñu commencé laa indil ay détails yow li ngay def ci amul feebar ñun gëmuñ lii nangam di koy politiser. Macky Sall moom feebar gi. loo xam ne daal yow sa xol day mujj jeex. dégg man damay dem ba mujj leen ne yéen de du ngeen mbokk ñi deele. ndaxte nit ki bu mbokkam dee ñu ne lii moo ko yow nga mën a taxaw nga ne loolu du dëgg. jël feebar bi jox ko politique bi gën a ko mooy si Sall moom feebar bi xam nga loolu vraiment nit ki waru ko wax. dëgg la. ñun Kaolack kenn takkatu fi masque. buuxante bi misig yi dajaloo gi kenn xamul lii lan la. confinement daal la Macky Sall la war a indiwaat tegaat nit ñi si yoon pour man. waaw maa ngi leen di sant di leen jërëjëf ci contribution bi docteur Sakho dégg nga ko. Kaolack du Dakar rek Kaolack yeneen diwaan yépp kenn takkatul masque te comme ni mu ko waxee souvent ñi takk masque dañ leen di stigmatiser sax di leen reetaan wala di leen xoolu bëtu moo kii lu muy doyee masque. donc ñu seetaat bu fekkee am na beneen auditeur ci 77 097 74 00 wala 88 628 98 98 ci ba tey ci wàllu intervention kii di Mamadou Ba wootee Kaolack nee na Macky Sall dafa war a wax ak nit ñi confinement xëy na wax bu rëy la xam nañ ne Sénégal mënuñu def loolu ndax gënoon na tar te defuñu ko waaye ci wàllu communication comme gis na ni nit ñi takkatuñu masque dañoo dëgër bopp ba tey ci jamono ji am na ñu gëmul ne Covid am na dañoo jàpp ne politique la ma dellu si rek ci li Barka waxoon ak Thiam bu Malicounda communication ñoom dañoo jàpp ne Sénégal communiqué na lu mu war a communiquer yépp ci Covid amatul dara luñ ciy communiquer yow bu fekkee gis nga ne dañu war a communiquer nga wax ci lan la ñu war a accès communication boobu en attendant ñu jël auditeur bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna Rosel ngeen baal ma man maa ñëwaat Mouhamed Thiam. waa kay Thiam waaw damay jéggalu parce que ba mu ne ñi fi constant mooy les médecins ak le corps médical ak sëñ Aboubacar Sy. ak le clergé tamit le clergé parce que ñoom tamit depuis le 23 mars ba ñu jëkkee tëj yëpp ñoom ba léegi ñu ngi tenir. waaw loolu daal laa bëggoon préciser parce que ñoom dama leen fàtte woon. wasalaam. jërëjëf Thiam donc ñu ñëw ci wàllu communication boobu ban xeetu communication nga yaakaar tey ne dinañ ko tenir ci sénégalais yi ba ñoom ñu soppi ci li ñu nekk. Madame Rosalie communication. baal ma docteur nee nañ ma am na beneen auditeur ñu jël ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna Rosalie. maa ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar ñu ngi lay delloo ziar. tur bi wala fooy wootee. doyen Cissé Parcelles Assainies. naa koy doyen Cissé ñu ngi lay nuyu. di ziare sa invité bi. ñu ngi lay fay. vraiment di rafetlu li nga xam ne moom la wax. ndaxte ay Sénégalais bu ñu jógee dajaloo di seet mbaax di seet loo xam ne lii luy jëriñ askan bi la vraiment dañu def lu di ko rafetlu mais nag man dafa am ñaari yëf yoo xam ne dafa xaw a doy war lool muy maanaam kilifa yi nekk ci kaw ñu négligé mbir yi ba nga xam ni dajaloo yi ñoom dañ koy def comme nu mu leen neexee. boole ko aussi dafa am yoo xam ni bu sooxee rek musiba la muy lan gis nga maanaam frontières yi liñ ci war a def lu ci bari defuñu ko ndaxte yow na la leer que ni danger bi gën a ngand mooy yee jóge ci bitim réew yor fa ay variants yoo xam ne kenn xamul lu muy nuru
bu ñu ñëwee tasaare ko ci population bi alors mu nekk loo xam ne lii en permanence lay doon de ce fait que yow doo mën a xayma lan moo fi am yàlla nu yàlla doolee aar. te vraiment lutte bi xam naa ni moom ñëpp rek nañ ci jàpp. mais nag ñi ci kaw daal ñoo war a gën a góorgóorlu jàpp. jërëjëf jërëjëf doyen Cissé jërëjëf docteur Sakho ma jox la kàddu gi. jërëjëf Marie Rosalie communication du jeex gis nga sa kër bopp yow sa kër bi ngay moomal sa bopp ak say ñi nga bokkal foofu da ngeen war a communiquer tout le temps te du tere dina am lu sooxee lu chaque fois da ngeen koy yeesaat donc communication il faut que ñu continuer ko wante dañu war a seetaat suñu stratégie de communication tudd nañu fii ay kilifa diine muy ci jàngu bi muy ci diine islam ñoom ay régulateurs sociaux lañu ñëpp xam nañ ne xalif yi clergé bi suñu yëkkatee seen kàddu dañ leen di déglu donc suñuy communiquer dañu war a xool stratégie boo xam ne ñooñu ñu sóobu ci communication bi te gis nañ ko ci première vague bi yëf yi amee yëkkati nañu seen kàddu mais foog ngeen ne Sénégal kenn toogoon mus na fi toog xalaat ne dinañu tëj jàngu église yi tëj jumaa ki jàkka yi ak yooyu kenn musu koo xalaat xel musu koo xalaat te def nañ ko donc loolu moo tekki ne ba tey am na lu fi nekk te suñu sukkandikoo ci lu ñu moom. dinañu am dam beneen bi mooy stratégie boo xam ne communautaire la parce que communauté boo dem soo demee ci Lébu yi soo demee Casamance nga dem Fouta dans le Bundu fépp foo dem ci Jolof fépp foo dem Sine Saalum am na organisation boo xam ne soo sukkandikoo ci organisation sociale boobu. di nga am dam. c'est vrai. donc il faut que ñu nangu xool suñu société delloo ci suñu cosaan lu ñu moom xam nga am na loo xam ne adduna bi yëpp a ko moom suñu waxee ay vaccin ay geste barrière kooku adduna bi yëpp a ko moom mais ñun am na leneen loo xam ne mooy def différence bi il faut que ñu nangu dellu si loolu xool ko jàngat ko te commencé woon nañ ko sax. parce que am na suñu sociologue yi fi nekk am na anthropologue yi xam ne daawoon nañoo xëcc pour ngir ñu jëm ci fànn boobu wante pour man ba tey demuñu fa ni mu fa waree. am na ay jàngoro yoo xam ne éradiqué nañu leen Sénégal mun naa tudd ver de Guinée dracunculose amoon na temps ci am na diwaan yoo xam ne soo demee foofu ñu ko fa am du xaaj du jeex mais xam nga naka lañ ko xeexee communauté bi moo organisé wu ne yow mii soo ko amee dañ lay tere yow nga dem ci dex bi ci ndox bi ndax foofu la soo dugalee sa tànk ci ndox foofu lay génnee mu wàll keneen da ngay toog sa kër communauté bi mooy organisé wu jox la li ngay lekk jox la li ngay naan jox la li ngay sàngoo te loolu organisation communautaire la. am nañu fi ay organisation communautaire yi fi nekk yuy xeex sida bi yu ko paludisme yu ko xeex tuberculose bi soo gisee taux feebar yooyu eggul ci fu ñu kii mais am na lu fi nekk ci réew mi donc ñooñu nañ leen gëm jox leen seen waruwaay ñu mën a taxaw organiser wu dem ci communauté bi pour ñu mën a xeex loolu. donc loolu lu am solo la kilifa yi itam wax naa ko ci sama njëlbeen il faut que ñoom tam. ñu nangu déglu lépp lu ñu def nañu diisoo ak spécialistes yi nekk ci suñu réew am nañu ay spécialistes xarañ loolu dama ci insister bu baax a baax ndax ñu fi jël kaddu yëpp wax nañu président xëy na sax defuñu ko pour leneen mais il faut que ñu xoolaat seen stratégie bu ñu topp activité politique bi rek di kii parce que lu loolu bu suñu continuer noonu dañuy nasaxal suñu koom-koom. santé ñëpp gis nañ ne santé bi su sooxee koom-koom bi day sooxe léppay sooxe ci réew mi donc nañu déglu en tout cas boroom xam-xam yi ñu seen xel màcc jëm ci wérgu yaram di santé publique. am na benn lu mu wax frontières yi itam frontières yi. mais frontières yi c'est vrai que suñu frontières yi pour que nga surveiller ko parce que da ngay gis benn borom moto borom vélo même tànk sax dañ koy traverser di dem.
wante suñu organisé woo suñu jiitalee communauté yi mais nit ñi di traversé ci ay dëkk la ñuy suñuy duggee suñu réew am na dëkk yoo xam ne ñoom ñoo nekk ci frontière bi. ñooñu dinañ xam ne kii dëkku fi. jar suñu leen organisé woo amoon na temps commencé woon nañ ko suñu leen organisé woo ku fa dugg nañ ne yow kaay ñu yóbbu la ci police bi. force de sécurité yi ñu xool yow sa biir nu mu demee. expérimenté nañ ko ak Ebola. Donc il faut que loolu moo tax ma ne il faut que ñu xool suñu stratégie te stratégie yaa ngi fi doxal nañ ko ba xeex ay jàngaro fi ba gagné leen mais il faut que ñu delluwaat suñu xel ci yooyu am nañu possibilité tey ji mooy li waa ji waxoon que faire. Que faire am na leneen am na temps waxoon na ko que faire mooy question boobu question bu am solo la que faire am nañu yoon yoo xam ne suñu fa jaaree dinañu mën a limiter parce que objectif bi mooy lan dañu war a équiper suñu hôpitaux yi yëpp dañu war a motiver personnel bi loolu war nañ koo def mais gis nga américains yi allemands yi français yi ñoo ñu ëppale ay hôpitaux foofu. ñoo ëppale ay lii foofu ay lii de réanimation ñoo ko ëppale foofu wante gis nañu fa li fa mbas mi def donc c'est en amont ci communauté bi en amont la ñu war a fexe ba nit ñi mën a wàllante seen biir ngir ñi ñëw faju ji ci hôpitaux yi ñu wàññeeku bu boobaa duñu jël xaalis di ne il faut que ñu jël leen en charge boobaa day wàññeeku te ñu nekk docteurs yi du ñu sonn ñu nekk ci kër docteurs yi du ñu sonn te en tout cas dinañu mën a sauver ñu bëri. donc loolu am solo la. kon dañuy bàyyi waa service commercial ñu jàllale seen page publicité ñu ubbiwaat antenne bi pour auditeurs yi bëgg a participer. Pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. jërëjëf Val d'Afrique donc docteur Sakho ñu dellu si waat ci suñu waxtaan ubbi antenne bi ci 77 097 74 00 wala 88 628 98 98 sànq lu ñu doon wax mooy question problématique bi nga xam ne doyen Cissé soulevé na ko ci wàllu suñu frontières yi ndax bu ñu waxee variant ça veut dire que dafa am lu jóge bitim réew ñëw fii donc bëggoon naa xam balaa ñu jël auditeur bi dama lay poser question bi rek ñu jël ko est-ce que variant yooyu ñi ñëw par vol wala lan la ñu njort ne identifier nañu ne nii la duggee Sénégal wala déet parce que su fekkente ne c'est pas le cas pour man y a problème donc ñu jël auditeur bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna yi na ngeen def. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. ñu ngi rafetlu seen liggéey ci DFM de manière générale. wax dëgg yàlla seen taxawaay bi am na solo. jërëjëf. di jaajëfal suñu gan gu tedd mag boobu ci waxtaan ñu am solo yooyu. docteur Sakho. mais xam nga itam àdduna lépp loo gis njiit daf ci am solo. maanaam dafay am yoo xam ne boo ko bëggee jàngal nit ñi day fekk yow nga jiite ko ba pare. mais vraiment man réew mi nii muy doxe nii bu ñuy waxaat affaire coronavirus sax man personnellement daf may jaaxal sama xel du ko mën a gëm ndax doxalinu kilifay réew mi. loolu moom bu ñu yóbboo xam naa waxati lu dugg ci boppu nit ñi ku mel ni sama bopp laa koy jiite maanaam waxati man ci sama bopp lu ma ci wàllu coronavirus bi loo xam ne danaa ko gën a yombul ndax li tax du ma ko mën a gëm mooy doxalinu ñu kilifay réew mi loolooy tax dootuma ko mën a gëm xam nga bu nit bu jógee ci blessure bu fa jógee am na nu muy doxale xanaa kuy liggéey bu am blessé maanaam tànkam dafa damm wala nangam dafa damm mu jógee ci blessure bu ci jógee booy doog a liggéeyaat am na nu muy liggéeyee du caagin di jékki-jékki du def lam daan def wala mu ko doon de wax nam ko daan waxee dina xam ne ci blessure la jógee bu ñu nee réew mi dafa jóge ci blessure coronavirus ñu jóge gis li ñu gis yi di doxale ni ñuy doxale vraiment man loolu ni ma jaaxale sax du ndànk bëggoon naa loolu itam ñu di kàttal ñu ndax itam communication dafa am mais communication non verbale dafa am bu dee noonu la mais loolu daal moom foofu laa la bëggoon a indiwaat samay kaddu rek ci seen émission bu am solo bi yéen médias yeeg docteurs yi def ngeen leen a war mais leadership boo xamante ni moo incarné mbir yi moom lañ manqué asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf
jërëjëf ci contribution bi donc numéro bi 77 097 74 00 docteur Sakho dégg nga ko nee na leadership la ñu manqué ci wàllu gestion Covid bi parce que nee na communication dafa am waaye communication non verbale dafa amit mu jàngat ci taxawaay bi nga xam ne moom la kilifa yi def ñi woote yëpp ñu ngi koy ngañ ne nit bu sa tànk dammee ba nga wër donc booy demaat war nga xam ni ngay doxee donc dafa mel ni Covid bi tiré wuñ ci leçon yi ñu ci waroon tiré ci weer yële ñu jógee dañoo xëy rek fàtte ko foog ne xëy na jeex na Sénégal dootu fi dugg balaa ngay ñëw ci loolu ñu jël beneen auditeur asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay ziar. na nga def sëñ bi soxna si na maa ngi sant bu baax noo tudd wala fooy woote. maa ngi tudd Ousseynou Ka. d'accord ñu ngi lay déglu. ñu ngi lay ziare. ñu ngi delloo ziar. kooku de ki la indi foofu invité bi. docteur Sakho. waaw docteur Sakho ñu ngi koy nuyu bu baax. ñu ngi koy invité li mu waxal dafa rafetlu ñu ngi rafet li mu wax. jërëjëf. nañu xam ne lii ndogalu suñu borom la. ndogal suñu borom de ko tudd ci téere bi alquran bi inal lajina ija asabatu musibatu suñu borom dafa xam ne inal lajina ija asabatu musibatu dina indi seen ay musiba ak bala musiba yi nag dafa lu tax mu dugg ci réew mi fo yu ñoo bari léegi nit yi jaamatuñu suñu borom daanaka boo xoolee nit lañu gën a jaamu ñu bay suñu borom il faut ñu jaamu suñu borom topp suñu borom suñu borom li mu njëkk li feebar bi fi mu njëkk dal sax ci lii bi lii la gën a njëkk a ñëw ci mamaala yi mbaam yi daaw jéeg nii dañu feebaroon ñoom ñëpp dañ doon fekkat ñoom ñëpp ba léegi kon naka nañu ragal suñu borom delluwaat ci suñu borom jaamuwaat suñu borom jërëjëf Ousseynou Ka docteur ci wàllu variant yi est-ce que identifié nañu naka la ñu def ba ñëw Sénégal parce que souvent ci test yi dañ doon ne amul cas importé donc tout ça devient confus tamit. waaw comme ni nga ko déggee variant yi dafa am ci ay réew yu mu njëkk a feeñ ba pare ba yàgg ñu dégg ko ne am na variant yi nekk yu ñu gis Gambie donc ay doomu Inde la yoon indien yi ñu ñëwoon Gambie mu feeñ ci ñoom mu teg ci benn semaine ñaari semaine bi. sunu institut fii Pasteur ak IRSF bi ñuy defee seen séquence bi parce que comme ni ñu ko waxee variant yooyu doo ko mën a gisee nii du comme ni ñu defee test bi nii di kii du test yooyu ñoo leen di kiyee lu ñuy woowee PCR polymerase chain reaction loolu mooy tax nga gis ko da ngay def séquençage kii xool kii bi nu mu tëree nga xool est-ce que kii méngoo na nu mu génome bi nu mu tëre méngoo na ak lu ñu gis Chine wala am na wuute bu ci nekk donc bi ñu defee loolu la ñu ne attention am nañu ay variants comme ni ma ko waxee virus day changer. même virus bi nga xam ne mu ngi Sénégal koo xam ne mu ngi doon circuler fii day am changement day changer même loolu kooku boobu sax day am ay variants. ay variants yu bare ñu wax ne ci diir boobu ñu kii fii dina. day am loolu mooy évolution normale évolution normale 4000 dina am 4000 variants 4000 yoo xam ne wuute na ak bi suus bu njëkk bi parce que day changer loolu mooy évolution normale am donc moo tax effectivement frontières yi war nañ ko gën a saytu. pour mu gën a en tout cas nit ku bañ a jëli feebar bitim réew indi ko suñu réew mais itam suñu biir réew itam war nañoo jox loolu daf may tax ma évaluer ci beneen fànn. mooy fànnu recherche bi. gis nga réew yu développé yi suñ la waxee ñaata milliards la ñuy dugal ci seen recherche da ngay foog ne.
ku ko xamul da ngay foog ne dañuy jël xaalis rek di ko sànni wante loolu mooy vision stratégique parce que soo joxee sunu universitaires yi ñëpp ñuy gëstu nga jox leen xaalis boo xam ne ay jumtukaay yoo xam ne dafay tax ñoom ñu mën a gëstu phénomène bi ñëw ñu gëstu ko dañu xam ne phénomène bi nii lay demee wala lii moo koy saafara ak yooyu bu boobaa yow li nga ciy gagné kenn xamul ñaata la donc il faut que ñu gën a développer suñu recherche nañu bañ di nangu ñu ñuy nax di wax ne woy recherche bi nañu bàyyi bitim réew ñoom ñu koy def ñu ñuy indi seen xaalis su bitim réew indul xaalis rek sunu professeurs yi du ñu am lu ñuy defee recherche il faut que ñu joxal leen rek ay fonds yoo xam ne ci la ñuy defee recherche dëgg ay jumtukaay il faut ay équipement ñu mën a def seen recherche comme ni ko fare en tout cas pour man mbas mi war na ubbi suñu bët ci lu bëri ne dañoo war a compter ci suñu bopp. di defar suñuy vaccin di defar suñuy vaccin suñu ay test am nañu capacité bi fii am nañu capacité IRSF bu professeur Souleymane Mboup Institut Pasteur bi nekk fii laboratoire de bactériologie bu hôpital de Dantec mais ay nit ñu xarañ ñoo fa nekk ñoo xam ne mais amul dara lu ñuy ñëwee ci ñeneen seen naataango yi nekk bitim réew leen rek lañ leen mën a ñeewee de mooy loo xam ne ñoom ñoo leen ëppale ay jumtukaay yu ñu leen jox seen réew yi gëm leen jox leen pour ñu mën a kiyee donc loolu il faut que ñu ressaisir ñu xam ne recherche bi sunu xam-xam fu mu nekk nii ku ko amulee soo ko amulee ci ginnaaw rek ngay féete. donc nañu fexe ba mu ñu développer suñu recherche suñu suivi évaluation des programmes parce que man tam suñu ma nee booy docteur Sakho yaay chef jiitu programme bi may def ay intervention mais il faut que ma prouver ne sama intervention yi efficace nañu parce que du ñu jël ay milliards rek jox ma ko ma koy dugal ci ay intervention yoo xam ne mënuma prouver ne est-ce que intervention yooyu am efficace nañu wala efficace yu ñu te fu mu nekk nii adduna bi toll na foo xam ne mais am na ay jumtukaay yoo xam ne mun nañu xam ba programme bu nekk yow sa intervention bi efficace na wala efficaceul donc recherche bi ak suivi évaluation bi nañ ko teg ci kanam am na réew yoo xam ne amuñu dara ay Japon ay comme Belgique ak Suisse ak yooyu mais ñoom lan la ñu am mais matière grise bi la ñu jël teg ko ci kaw di leen dooleel loolu moo tax tey ji ñu génn ci donc ñu ne ñuy wax ne vaccin bi dafa manqué ak yooyu ñu bëgg a kii mais nañu xoolaat suñu politique mun na am sax benn réew africain mënul defar lépp mais africain nañu booloo nañu nangu booloo ñu ne par exemple Sénégal yow yaay defar lii Côte d'Ivoire yaay defar lii Mali yaay defar lii Gambie yaay defar lii ñun ñëpp ñu nangu dem ci loolu. mais gëm nga ne Sénégal dina consacrer budget bu bëri ci wàllu recherche li ngay wax je pense que c'est d'autant plus important que scientifique yëpp wax nañ ko nee nañu yenn xeetu mbas yu mel ni Covid-19 c'est cyclique du ñëw benn yoon 2020 2022 jeex dafay mel ni Ebola ak Congo nga xam ne def na des dizaines d'épidémies d'Ebola te boo ko xoolee ñoom léegi ku fa am Ebola bu fa amee du faat ñu bëri comparé ak Guinée ba mu koy am parce que bees la woon c'est parce que l'expérience leur a montré que ne feebar bi nii lay demee ñu jàng ci xëy na tamit ñu gëstu ci ba bu ñëwee du leen daaneelu leen bien que dafay ñëwaat def nañ ay dizaines d'épidémies terewul dañ ci doon génn comparé ak ba muy door a dal Guinée ñu am ci ay morts yu bëri donc il faut que nit ñi xam ne aussi Covid c'est cyclique mën na am mu ñëw dans 10 ans dans 20 ans dans 25 ans mais sous une autre forme. est-ce que dem na sax ba est-ce que ñun du ñu dund ak moom ba ci kanam te kenn xamagul donc xëy na buñ ci gëstuwul tamit di wekk lépp ca bitim réew nga xam ne ñoom it même chose la ñuy dund kon est-ce que dina metti est-ce que gëm nga ne Sénégal fu mu nekk ni ci ay prévisions mu ngi jiital recherche. ba tey des na je crois que déglu naa sunu professeurs yi bare nee nañu il faut que ñu gën a teg recherche ci kanam ñu ngi koy wax te man tam d'accord naa ak ñoom. parce que réew yi nga xam ne tey jii ñu ngi ci kanam yépp recherche moo leen tax ci bépp fànn du fànnu santé rek ci bépp fànn suñu tegulee wutum xam-xam suñu tegulee xam-xam ci kanam toujours dañuy nekk fii ci daara yi la ñuy bokk parce que ñun dañuy nekk di consommer rek même ci mbéy mi suñu dimbalewulee suñu ñu nekk spécialistes yi ay ISRA ak yooyu jox leen ay koom-koom ñu mën a gëstu di ñu génne ay variétés yoo xam ne mën nañu adapté wu ci climat bi ak yooyu
mais ci ginnaaw la ñuy fete dañuy nekk fii di tàllal suñu loxo. donc il faut que ñu jàng ci loolu mais ci bi mbas mi ñëwee ñaata milliards la ñu génnee maa ngi xool ci statistique presque Sénégal lu mu génne ci kii bi mot na ay 300 et quelques milliards. mais 300 et quelques milliards suñu jëloon moitié bi jox ko suñu scientifique yi avant loolu mais man gëm naa ne dina am lu bari lu mu wàññi ci mbas mi nu mu duggee ci suñu réew. man gëm naa ñu jël auditeur bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay ziar mbokk mi. jërëjëf ziar soxna si. noo tudd wala fooy wootee. maa ngi wootee Liberté Tambacounda. ñu ngi lay déglu. en fait dama bëggoon participer ci émission bi. donc depuis boobu noonu ça fait presque 15-20 minutes maa ngi koy déglu. maa ngi déglu tamit intervention docteur. mais pour man soxna si dëgg bi la ñu war a wax ci dëkk bi. dëgg bi moom la ñu war a wax ci dëkk bi. dëgg bi mooy lan demoon nañu tey ba fiy tagg Sénégal que le Sénégal en fait partie ci première wala 5 premières dëkk yi nga xam ni ñoom ñoo doon jiite Covid bi au niveau mondial. donc tey bu ñu demee ba xeex loolu noonu rek suñu docteurs yi infirmières yi nelawatuñu defatuñu dara amatuñu vie de famille ñu dem ba loolu lépp wàcc ñu dem ba gis ni virus ak ñi nga xam ni xam nañu gis te docteurs yi nañ koy waxee changement yi nga xam ne moom lay am alors que gouvernement bi nekk fii di continuer di voter ay rassemblement donc def li ñuy def ba pare alors que tey jii ñu taxaw di ñu wax am na yeneen variants yi dugg peut-être yi commencé yokku kaay yi indi nit ñi ay problème te xool nañu dëkk bi léegi lépp a cher. lépp a cher est-ce que ñuy préparé wu ñu tey jii nii pour tëjaat ñu donc yooyu yëpp c'est des questions yoo xam ne dañ ko war a bàyyi pour man docteurs yi ñoom ñoo war a jël seen ay responsabilités taxaw ni lii gouvernement bi def léegi teguñu ko ci yoon teguñu ko ci dëgg seen tournée économique yi nga xam ne c'était juste des campagnes déguisées pour man gars yi ñoom ñoo war a jël seen ay responsabilités donc docteur dafa war a ñeme wax ji te gouvernement bi moom moo salteel li nga xam ne moom la docteur yi liggéeyoon loolu laa bëggoon pour intervenir fii di rafetlu bu baax émission bi. jërëjëf docteur Sakho ci intervention bi waa ji nee na docteurs yi dañu war a jël seen responsabilité wax dëgg gi mais jusqu'où va la responsabilité du soignant. Le soignant bon y a deux types de soignants am na soignant boo xam ne kooku moo nekk ci hôpital bi malade bi su ñëwee mu war a def lépp ci moom même su dee daf koy wàll wala moom su dee moom day ñàkk bàkkanam moom dina def lépp. te loolu gàcce ngàllaama sunu ñi nekk ñu ne première ligne mooy ñoo nekk au front amul lu ñu bàyyi ne te am na temps boo xam ne comme ni ko waa ji waxee nelawuñu xamatuñu seen kër lu fa nekk ñu ngi woon ci kii di kii te OMS def na ay études pour xool impact Covid bi ci personnel de santé personnel ñu bëri ñàkk nañ ci seen bakkan. ngi leen di jaale seen waajur yi di leen ñaanal yàlla xare la aljanna ñu bëri malheureusement loolu dafa mel ne je crois que war nañu nguur gi war na xool ñooñu dem parce que ils sont tombés au front dañu leen war a dañu war a reconnaître loolu ak ñu des ñi ñu mettre leen dans de meilleures conditions de travail loolu lu am solo la ku nekk ci njiitu ci réew mi ku nekk ci bopp réew mi muy ministre bi muy président bi muy keneen ñu en tout cas ñoo xam ne am nañu ndomba tànk am nañu responsabilité wax nañ dëgg parce que il faut montrer le bon exemple ça c'est important. est-ce que loolu docteur yi dañ ko war a wax soo gisee Brésil ñuy wax tey Brésil nu mu demee Afrique du Sud dafa am lu sooxe woon ci bopp réew mi njiitu réew mi ne man xame kii bi même États-Unis sax temps bu Trump nekkee fii au début dafa ne woon moom virus kii bi caaxaan la du en tout cas kiiwul te gis nañu loolu lu mu leen jural donc leader ku nekk ci bopp réew mi am na responsabilité bu rëy ndax nit ñi dañ lay xool parce que su ñu la xasee boolu bu fal la dafa am lu ñu lay en tout cas nekk nga en tout cas idole ci ñoom donc dañ lay xool sa comportement ñu topp ci loolu te loolu lañu gis
donc njiit yi dañu war a dellu si wax naa ko ci sama njëlbeen ma ne lépp lu ñuy def dañ ci war a gëstu dañ ci war a diisoo ak boroom xam-xam yi jëm ci ñu nekk ci fànn boobu. loolu c'est très important. politicienne bi du amul réew mi benn njëriñ amul réew mi benn njëriñ mais lépp looy def nga teg ko ci yoon su dee wàllu mbéy la nga laajte ñoo xam ne spécialiste mbéy la ñu su dee napp la ñu yore napp bi ñu santé ñu yore napp éducation nga diisoog ñoom te respecté lu ngeen tënk soo ko defee di nga am ndam mais soo ko teggee di nga indi réew mi yëpp jafe-jafe donc loolu en tout cas ñun COSAS loolu la ñu wax ne nekkuñu di ŋàññi mais dañuy def ay propositions pour un changement de comportement. te ñun ñëpp ñoo war a changer comportement. à commencer par la tête par njiitu réew mi bu ci suuf donc ku nekk da nga war a xool man lan laa waroon def te defuma ko ma changer nit nag dafay changer effectivement nit mun na juum def benn kii juum mais nga ressaisir loolu c'est important à partir de déclaration bi ma dégg démb ci conseil des ministres man li may xaar mooy un changement de comportement du gouvernement et je crois que njiitu réew mi wax na ko ne nit ñi nañu jël ay matuwaay lépp loo xam ne amul kii te day dajale ay nit nañ ko wàññi nañu def lii te loolu gëm naa ne dinañu ressaisir par rapport à loolu ba changer. ci gouvernement bi. mais gëmuma ne askan bi ñoom dinañ ko topp parce que li ñuy nekk. di wax mooy xam nga askan bi tam il faut pas que ñuy adopter position de facilité. du ma ne rek par exemple diw mooy maire bi diw mooy président bi diw mooy lii moom nii la defee man damay defee neneen du ma nangu loolu non bés bu nekk ay nit a ngi dee ci adduna bi nit a ngi dee ci Sénégal man mii di la wax ni soxna si. man feebar naa Covid bi jàpp na ma def 14 jours CTO fii hospitalisé ak samay naataango yu bëri donc loolu du fictif nit du ko inventé ñun mënu ko inventé li ñuy wax ni mënuñu ko inventé nit ki tam mënoo toog ne man gawma lii damay def lii parce que diw def na leen déedéet bu boobaa su ma ne man yow comportement bii nga am man damay am comportement bu mel noonu man nekkatuma responsable te gëm nañu ne ku nekk responsable nga fi nga nekk. war nga war a mën a jël sa responsabilité loolu pour man lu yomb na trop. di wax ne way jiit yi nii lañ def man gëmutoo non loolu suñu doxalee noonu. ñun ñoo ciy gaañu. te dafa mel ne nga ne rek affaire bi nii la demee comme kii bi nii la demee nañu jaxase yëf yi c'est pas comme ça kuy defar du defee noonu donc dañuy waxante suñu biir waxante dëgg wante dinañ ne ok na ku nekk ressaisir pour que ñu mun a am ndam. ci affaire mbas mi. loolu c'est important mais bu ñu nee rek jiit yi def nañu nii noonu la gëmatuñu non suñu defee loolu du baax. ci xibaar yi ñu mujj jot nga xam ne dafa fësee ci réunion bu comité de gestion des épidémies bu ayubés bi ñu génn am na ay experts yu doon wax ne dans les 15 prochains jours il faut s'attendre à ce que cas graves yi augmenté donc est-ce que analyse boobu yéen ci dynamique boobu ngeen nekk est-ce que prévision yooyu ngeen di def si oui fan ngeen ko teg. oui soo xoolee cas grave yi fan yi mu ngi commencé yokku. bañ ko waxee léegi yokku na même décès yi soo xoolee tey jii kañ la ñu gëj a am 3 décès donc même loolu nañu ko donc variants yi seen comportement mooy demee noonu moo tax nit ñi ne parce que soo xoolee da ngay gëstu li xew ci yeneen réew yi lu mu faat ci ay nit. loolu ngay xool nga ne su ñëwee fii mais nii lay comporté wu par rapport ak deminam donc loolu moo tax ñu ne kii bi tendance bi su continuer te jëluñu ay matuwaay mun nañ ko casser comme wax nañ ko sànq vague bi mun na kawe mun na yaatu wante suñu jëlee ay mesures mun na bañ a kawe bañ a yàgg ci temps gaaw a arrêté donc loolu moo tax ñu ne ñuy wax ne dogalu yàlla wante yàlla dafa ñoo jox xel yàlla dafa ñoo sax jox ñu xel bàyyi ñu ci àdduna bi donc nit ñi am nañu xam-xam yàlla moo xam-xam bi yàlla moo leen ko jox donc ñu ne suñu defee lii dinañu mën a fànq yëf yi donc ñun ñëpp nañu takku ñu jàmbaarloo pour mën a pour affaire bi prévision yi ñu wax
cas grave yi bu ñu bañ a yokku parce que cas grave yi su yokkoo loolu baaxul parce que dañuy daal di surcharger suñu hôpitaux yi te décès yi itam dañuy daal di kii te loolu itam day nasaxal suñu kii parce que dañuy daal di génne ay xaalis yu bëre di ko dugal ci ay oxygène di ko dugal ci ay kii ak yooyu loolu yëpp problème la. ci wàllu oxygène yi sax laa doon ñëw parce que gis nañu tamit ba tey ci réunion bi ñu génn ñoom waa CNGE que dafa amoon ay jafe-jafe ci wàllu oxygène que liñ ci naroon am pour ñi nga xam ne peut-être dañuy am problème respiratoire insuffisance respiratoire tolluñu foofu te docteur Sakho yaa ngi doon wax ne ci budget ministère de la santé am na lu ñu ci yokku est-ce que war nañu toll ci nekk ci période de crise toll foo xam ne fajkat yi dañuy tiit ndax ñàkk oxygène. oui xam nga lu nekk prévision la soo xoolee fu mu nekk nii suñu stratégie mooy cas yu bare ñu ngi leen di jël à domicile. cas yu bare dematuñu hôpital ñu ngi à domicile soo xoolee ci disponibilité wu lii disponibilité ci hôpitaux yi dans toutes les régions il y a des excédents de lits am na lits yoo xam ne kenn occupé wu ko am na région yu bare sax nombre de lits occupés c'est 0 amul kenn koo xam ne mu ngi koy occupé donc loolu wane na ne ba tey suñu système de santé mun na dëkku yëf yi su ma nee système de santé nag dama koy wax tout le temps nit ñi dañuy confondre système de santé et système hospitalier système hospitalier mooy da nga koy jëlee poste de santé ba hôpital nga topp yooyu hôpitaux yi mais soo nee système de santé da ngay dem ba ci communauté bi ba ci biir communauté bi lépp loo xam ne mu ngi œuvrer ngir maintenir santé wu nit ñi wala pour que nit ñi bañ a feebar loolu ci système de santé la bokk loolu définition organisation mondiale de la santé soo demee foofu dañu ne santé du rek ñàkkum feebar nii feebar moo xam ne daf lay yóbbu hôpital ak yooyu mais parfait état de bien-être la mental social et cetera donc loolu mooy lépp loo xam ne day tax tawféex day tax nga am tawféex ci santé la bokk donc loolu nañ ko jëlee noonu donc fu mu nekk nii suñu système bi mun na dëkku mbas mi bu conséquence am yi système hospitalier bi débordé wul wante su dee taxawuñu organiser wuñu au niveau de la communauté ba cas yi au lieu nit ñi ñu protéger wu ñu ne non njiit yi ñoo def lii ñun gëmmatuñu lii ñoom ñoo kii su ñu defee loolu dafa mel ne ñun nous sommes des défaitistes dafa mel ne ñu wàcce suñu loxo rek du ñu def dara parce que njiit yi def nañu nii donc loolu défaite ci défaite la ñuy yóbbu donc il faut que ñun ñëpp ñu taxaw pour que mbas mi bañ a ëpp doole suñu système bi. donc ci foofu laay ñëw tey ji COSAS seen coalition ban taxawaay la am ngir mbas mi bañ a ëpp doole te comme ni nga ko waxee vague bi nga xam ne song na Sénégal ba pare nekkatul lu ñuy lam-laame mu bañ a kawe te it bañ a yaatu. voilà lu mu war a def xam nga mooy lu ñuy def nii toog nañu bureau bi toog na gëstu na nee na attention nañu tirer sonnette d'alarme ay taskatu xabaar yu mel ni yéen. ngeen ne attention am na lu commencé soppeeku yéen tam xam nga yéen ay observateur ngeen yéen a ngi xool luy xew ci réew mi donc ngeen ne comme am na kuréel boo xam ne sonné na tiré la sur la sonnette d'alarme dinañ leen woo déglu leen tey jii tax ngeen ba fu gën a sore ci Sénégal discussion bi dinañu commencé di waxtaan ci affaire mbas mi te lan la ñu war a def pour mbas mi bañ a law donc loolu mooy premier rôle en tout cas boo xam ne prise de conscience boobu COSAS loolu la njëkk a bëgg ci prise de conscience bi du population kese de même pour les autorités dañu leen di waxal nañu ku nekk na nga delloo si sa xel donc ñu xool naka la ñuy jàmbaarloo ak mbas mi donc loolu lu am solo la te am na ci fan yi ñëw am na lu ñu programmé itam dañuy woo borom xam-xam yi parce que mbas mi feebar bi xam ngeen ne am na ñu feebar wér ci ñu ne wér nañu mais nag gis nañu ne mbas mi borom xam-xam yi ñu nekk ci hôpitaux yi ay gëstu même bitim réew di journaux les journaux scientifiques yi bind nañ ko nee nañu mbas mi am na yeneen gàllankoor yu muy indi ci yaramu nit
am na ñoo xam ne dafa leen di tàggal ak seen sago. loolu wax nañ ko am na loo xam ne ci wàllum sëy sax dafay nasaxal seen sëy fànn boobu am na woo xam ne ci xool feebaru kër les maladies cardiaques loolu yëpp ñu ngi koy wax moo tax COSAS nee na ci fan yi di ñëw dina woote benn panel woo ay borom xam-xam ñu toog ñu wax lan la ñu xam ci fànn yooyu ñu gën ko génne pour nit ñi xam ko parce que mbas mi nee nañu léegi bàyyiwu sax xale yi 18-45 ans xam nga loolu lu ñu wax noonu muy tàggale nit ak sagom wala ci wàllu sëy koo xam ne amaguloo ay doom wala yooyu mbas mi jàpp la na saxal say cër. ba xam nga loolu yëpp masiba la donc loolu moo tax au début dañu doon ne jeunes yi mbas mi du leen def dara wante nañu protéger wu ngir protéger. seen mag ñi ci nekk bi mais léegi loolu changé na. changé na mbas mi day jàpp jeunes yi. tëddal leen en plus. voilà ba pare di leen indi ay cas grave ci ñoom te xamuñu séquelles lu muy bàyyi ci ñoom donc moo tax dañuy woo boroom xam-xam yi ñu waxtaan ci ndax nit ñi yee xelu nit ñi xam ne yow mun nga même su dee jeune nga mbas mi mun na laa jàpp nga mu bañ laa yóbbu sax fale mais séquelles yu muy bàyyi ci yow. il faut nga xalaat ko loolu lu am solo la ku mu bañ a takkale nit ki ak sagom wala mu def ko leneen loo xam ne vraiment ci ëllëgam dafay daal di jafe. donc loolu yëpp tax na nit ñi dañu war a dellusi donc moo tax bi nga doon wax communication ay voies de communication ñu ngi noonu. gëstukat yi suñu demee ba gëstu ba teg suñu loxo déjà commencé nañ ko mu ne mbas mi mun na bàyyi séquelle bii ak bii mais sooy communiquer. mais da nga koy génne. di nga xam quoi dire et comment le dire. lan ngay wax ak naka nga koy wax. fu mu nekk nii il faut que ñu wax ak jeunes yi itam ne affaire yi bàyyitu leen. bàyyiwu leen les 58%. 40 ce sont les jeunes. moo tax nag docteur man dama yaakaar ne sax est-ce que profil yi nga xam ne moom moo nekk cas grave présentement est-ce que du ci loolu la ñu war a gën a communiquer parce que c'est inédit. ay jeunes yoo xam ne amuñu comorbidité alors que ci première vague cas grave yi ñu doon gis c'est des plus de 50 ans ñi am hypertension ñi am diabète est-ce que jotul ñu génne pas leur identité mais gën a informer ci profil wu ñoo nga xam ne. ci jamono ji ñoo nekk réanimation mais loolu dëgg bu wér pëng la. te am na ay statistiques parce que comme ni ma ko waxee comité national de gestion des épidémies amul fu mu nekk nii suñu statistiques yi c'est disponible partout su ngeen ko kiiyee mun nañ ko jox ne ci temps de nit ñu feebar nangam 15-18 ans ñoo yore noo nekk léegi ci cas grave yi donc loolu c'est des choses yoo xam ne war nañ ko génne teg ko ci kaw table bi wax ko nit ñi. ba ñëpp delloo si seen xel ñu xam ne en tout cas kii bàyyitul feebar bi bàyyitul xale yi. c'est vrai que ku am comorbidité day gën a grave parce que diabète hypertension ak yooyu vraiment gis nañ ne mbas mi loolu ñooñu def leen di sonal mais bàyyitul xale yi ñu nga xam ne dañu xalaat ne amuñu dara. mais mu ngi leen di gën a di sonal. beneen jàngat aussi boo xam ne def nañ ko ci docteur Sakho gis nañ ne ci ayubés yi ñu génn presque 1 mois ba 2 mois yi ñu génn li ñu doon gis ci ñi vacciné wu ay 3000 nga doon dégg ay 1000 rarement 4000 donc diggante samedi ak dimanche toll na ci 7000. tey un chiffre inédit 7000 et poussière de personnes vaccinées est-ce que ça ne veut pas dire aussi que quelque part à côté troisième vague bi ñuy laam-laame mu ngi indi prise de conscience ci ñenn ñi ba ñu gis nécessité dem ñàkku ji est-ce que loolu aussi contribué wul aussi ci rupture yi c'est vrai que rupture am na mais boo xoolee beneen côté bi c'est de bonne guerre ça veut dire que les gens vont se vacciner donc bu ñu continuer nii est-ce que ñàkk vaccin bi du gën di indi stress ci nit ñi parce que ñëpp a ngi dem ñàkku ji ndax ñu ngi gis seen vague bi voilà ñàkk vaccin bi war na rupture vaccin bi war nañ ci taxaw lu gaaw a gaaw parce que lu am solo la mun na indi ay psychose ba nit ñi en tout cas duñu comprendre mun nañu dem ba xalaat ne personnel de santé bi ñoo deful seen liggéey wala ak yooyu mais loolu je crois que loolu njiit yi kii nañ ko conscient nañ ci moo tax directeur de la prévention wax lu mu wax ci doses yi ñuy xaar ni pour mu dugg te xam naa ne ñu ngi xaar seen tànku ticket mu dugg ma jox la quelques statistiques rek. Au 2 juillet nous avions les jeunes de 15-24 ans
il y avait en tout 245 yoo xam ne qui sont atteints de Covid 15-24 ans 25-34 ans 527 35-44 ans 469 donc 58% ci ñu feebar les 2125 yi ñu am 58% ont entre 15 et 44 ans 58%. maanaam ci téeméeri nit yoo jël yu am Covid bi. juróom fukk yi ak juróom ñett yi maanaam seen at toll na ci fukk ak juróom. ba ñeent fukk ak lu tegal ak ñeent. donc loolu statistique la mu ngi nii ma la sa kanam ma nga la koy won loolu mooy jàngat yi ñuy def. ci Covid bi. mu ngi commencé di changer. gis nga changement bi nu muy amee amoon na temps su ñu doon wax dañuy wax ne 50 ans et plus. 60 ans et plus ñoo kii mais gis nga fu mu nekk nii affaire bi nu mu commencé changer. je crois que communication bi ci lii lañ ko war a ci autour de ça lañ ko war a wane xam ne attention. affaire baa ngi commencé di changer comportement ni mbas bi. mais beneen doon aussi c'est parce que presque mag yëpp yi nga xam ne amoon nañu comorbidité dem nañu ñàkku ji donc soit ñoom am nañu immunité wala feebar bi du leen jox forme grave te ndaw ñi demuñu ñàkku ji. buñ ci boolee loolu mooy variants yi nga xam ne ils sont devenus beaucoup plus féroces beaucoup plus virulents donc c'est évident que jeunes yi lay song parce que amatul benn marge de manœuvre ci mag ñi nga xam ne ñàkku nañu. te gëm nañu feebar bi te ñu ngi téye seen bopp aussi. ñu ngi toll ay 70-74%. ci mag ñi nga xam ne ñu am première dose ak yooyu donc loolu c'est important donc jàngat bi nga def bu am solo la. ça veut dire que vaccination bi. am na solo donc gis nga protéger nañu cible prioritaires yi ñu amoon protéger nañ leen mais ñu ngi gis ne am na beneen cible mu commencé di feeñ. ci ginnaaw. mooy ça dépend du comportement virus bi ça dépend de leur état vaccinal aussi est-ce que vacciné nañu wala vacciné wuñu donc loolu yëpp mooy axe yoo xam ne war nañ ko explorer comité national bi information yi yore na ko mun na ko jox ku ci nekk mu won la ne en tout cas yëf yi changé na nañu gën a kii te comme ni ñu ko waxee ñun laameewu tewuñu ne ñu ngi ci troisième vague. loolu. ñu ngi ci ba pare. du lu ñuy waaj du lu ñuy séntu. ñu ngi ci biir parce que cas yaa ngi yokku cas grave yaa ngi yokku même décès yi ñu ngi commencé di yokku. mais nag kilifa yi nekk ministère de la santé bëgguñu ci wax ci tendance à la hausse la ñuy wax donc dañuy jouer avec les mots mais comme ni nga ko waxee c'est mieux de dire les choses telles qu'elles sont comme ça nit ñi xam fu ñu toll et puis. waaw xam nga tendance à la hausse tam bonul. parce que xam nga vague suy commencé dafay commencé di yéeg. donc tant que mu ngi tendance à la hausse donc langage scientifique la. donc mu ngi ci phase ascendante daanaka mu ngi yéeg te xamuñu fan lay yem. mais on sait pertinemment que bëgguñu ko wax parce qu'on a essayé de leur demander ne leen est-ce que vous confirmez que ne ñu ngi ci troisième vague mais kenn bëggu ko wax nee nañu rek cas yaa ngi yokku bon. c'est un détail donc docteur Sakho waxtu wi jot na dama bëgg rek nga wax ñu sa dernier mot surtout nag ci li nga xam ne bokk na ci seen plan d'action mooy def ab webinaire ci wàllu mbas mi pour gën a sensibiliser gën a communiquer ci lan ngeen ci jublu ak kañ ngeen koy def. voilà donc comme ni nga ko waxee lu tax ñu jóg mooy sensibiliser parce que effectivement mun nga nekk di critiquer. di génnee di mbootu jàmbur di kii mais da nga war a indi dara loo teg ci kaw table indi pexe foog naa loolu moo positif parce que ku nekk mun na critiquer ak yooyu mais indi pexe loolu moo amal njëriñ mi réew donc loolu mooy solo te loolu la COSAS wax COSAS nee na d'abord nañu reconnaître ne ñu ngi ci troisième vague bi loolu il faut que c'est clair et c'est net cas yaa ngi yokku loolu benn la. Deuxièmement il faut que ku nekk def son introspection xoolaat boppam commencer ko par ci bopp réew mi ne en tout cas lu ñu doon def di dajale di mboolo ak yooyu dañ ko war a dakkal loolu lu am solo la. Troisièmement nañu fexe ba vaccin yi ñu teg ko ci yoon indi vaccin bu doy vacciner nit ñi te itam comme ni nga ko waxee rek
du ñu yem ci rek ci comment dirais-je les groupes vulnérables yi ñu doon wax personnes âgées comorbidité yi mais il faut que ñu Covid bi statistiques yi mooy wane ni léegi war na ne war nañu commencer di ñàkk xale yi ci jeunes yi donc loolu tam lu am solo la ñeenteel bi mooy que ni il faut que ñu dimbale suñu recherche suñu chercheurs yi il faut que ñu dimbale leen en tout cas pour que ñu bañ a ñee kenn ci àdduna bi te xam nañ ne am nañu xarañte boobu te suñu ko defee dinañu gis ne am na mais ma parenthèse rek mais bi bas mi ñëwee mais gis nañu ay doomu Sénégal ñoo defar fii ay lave-mains yu automatique ay robot yoo xam ne mun nañoo def lii wala ay defar gel hydroalcoolique ay masque ak yooyu yëpp defar nañ ko xarañte baa ngi fii donc nañu gëm suñu bopp nañu gëm suñu bopp te dañu woon sénégalais bu nekk war nga xam ne man sama naataango bu nekk beneen réew gënuma donc man dinaa am même comportement que moom même mieux que moom pour en tout cas sama réew bañ a des ginnaaw donc loolu il faut que ñu gëm te loolu leadership il faut que ñu gëm ku ci nekk ne fi nga nekk leadership du président bi rek moo war a am leadership mais même ku nekk ci sa buntu kër di la gardel dafa war a am leadership loolu c'est très important donc ñu ngi sant donc suñu webinaire bi ñu bëgg a def 14 juillet lañ ko wax dañu bëgg a def benn webinaire suñu ko yàlla mayee pour en tout cas indi ay borom xam-xam ñu waxtaan ci affaire vaccination bi ak complication yi mbas mi di indi loolu yëpp ñu indi ay borom xam-xam yu ci mën a waxtaan suñu ko defee ñu wasaare ko journalistes yi jotti donc gën a mën a communiquer ak population bi. kon nag dama lay jaajëfal docteur Cheikhou Sakho ma fàttali ne yow membre nga ci COSAS di coalition pour la santé et l'action sociale di la jaajëfal pour sa disponibilité di gërëm auditeurs yi gërëm Assane Thioune suñu technicien te di leen jox dig daje talaata bi di ñëw. man tam maa ngi leen di gërëm bu baax di leen dokkale ci seen anniversaire bi. donc waroon naa ko wax ci njëkk bi. vraiment Sud FM gàcce ngalama ñu ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf docteur jërëjëf.